yëg nga ni taxaw na. Bombardier Eumeu Sène yëg nga ni taxaw na. Sa Thiès Garga Mbossé yëg nga ni taxaw na. Boy Niang Tapha Tine yëg nga ni taxaw na. mais lamb yooyu yëpp génn na per mais nag lu leen Ama Baldé Modou Lô Papa Sow Siteu loolu yëpp yëg nga ko per. waaw mais bu la neexee nga def sa publicité bu la neexee doo def avant première wax. mais lamb kay balaa moo taxaw. day fekk service administratif bi ubbi. mais taxawal mais gars yi taxawal nañ ay combat yi tamit dox nañ ba mbër bu ci nekk jël sa avance. kooku pour parler rek. waaw mais dama lay wax ne balaa maa mën a commentaire dëgg ci combat ñu dem ba CNG ubbi xam nga lu tëj man tamit damay doxal yoon CNG tëj na 31 octobre lay ubbi nga yow nga ne am nga ay combat kooku prévision la rek. kon yow dama góoni combat yi taxaw na. non mbër mu ko neexoon tey nga ne bëreewuma jël lan la joxoon delloo ko te logiquement sax loolu du yoon ñoom dañuy critiquer ba pare di def le contraire waaye léegi bu ma nee par exemple ma ne la tribunal dañ jël vacances léegi nu muy demee doo xaar bu mu ubbi waat noonu la demee rek CNG tëj na te lépp ci kaw kayit la dañuy signé avance bi foofu lay jaar ñu jox la ko nga ne yow làmb taxawal nga combat nangam ak nangam def nga ko ci xelu nit ñi mais est-ce que réellement combat boobu dina am wala taxaw na mën nga jël nag yow promoteur wala mbër mu soxla xaalis yàkkamti na la jox ma nangam nga génn a jox ko wax ak moom nag ak menacé ba na ko combat bi taxaw na nangam mais bu fa coow amee doo mën dem CNG di réclamer de donc dara taxawagul mébét la nag yi ñu mébét mais yàlla na ci yàlla ànd rek waaw mais man pour man ba léegi li jaadu daal moom man loolu lay doxal daal waaw. Luc Nicolaï waaw. affiche bi génn woon na tey bu yoon tegul woon ki nga xamante ni moo di le Luc Nicolaï le promoteur weesu na depuis juillet parce que laa ma jooju moom fisiwal nañ ko ba mu taxaw. lu ñu jël date ba pare loolu taxaw na mais ndog bi ci diggante bi muy ñaari ndog bi Luc amoon yàlla génn na ko ci si Covid bi ñëw muy beneen ndog ñu téye làmb ji kon léegi loolu moom am na xat na kay looy wax 2021 2022 naka la ñuy programmer bu fekkee yàlla di kii nañ ban date la ñuy amaat pour combat boobu moom mooy alaakulli alim avance baa nga fa signé nañ ko CNG reconnaître na ko jox na leen date la preuve bu dara amul woon ñu egg ba le 31 te combat bi amul CNG day dal ci kaw promoteur ba noonu lu mooy làmb dafa am règlement quoi moo tax ñu bëree ngi kaas naan Alioune Sarr mais on verra di nga dàq buur fekk keneen kay ñëw maara dentali waaw lii la rek waaw. waaye ñaari xale nag papa seen commentaire tey bu ma duggoon tey seen làmb ku ci nekk bëree premier combat sa kanam ba grand combat Modou Lo Ama Baldé làmb jooju soo ma ko doon décrire tey wala soo ma si doon développé lu muy doon ci ñaari xale. actuellement gis nga waxoon naa la dootuma développé ci làmb combat yi parce que dafa am ñoo xam ne amuñu compréhension waaw du ñu xam fi ngay waxee waaw ba pare da ngay wax ba pare ñuy def ay commentaires yu salte di la ko adressé te yow seen moroomu papa nga yor ay doom yooyu yëpp moo tax ma ne léegi damay daw commentaire yi quoi ci mbër yi parce que boo waxee Modou Lo nii ñu ne wey père bi ni mu bañ a Modou Lo waaw est-ce que père mën sa dem kër Modou Lo ne ko may ma ñaar dërëm Modou Lo dafa xam fi ma dëkk sama jarbaat la rek wala mu nekk sama doom ci làmb ji la ma fekk tu sais ma wax la benn affaire Modou Lo dafa bëre Iba Mar bërewaat ma jël micro bi ma ne amateur yi na ngeen bàyyi xel ci xale bii daan na kii mooy borom drapeau yi boobu dafa am dara
ah waaw kon su may commenté ci moom mais je crois que am naa droit commenté ci moom mais duñ ko gisee noonu tey su ma waxee Ama Baldé nii nangam waa Pikine waaye père bi Ama la bañ Ama sama doom la waaw waaw fekkee génération Falaye Baldé ak yooyu yëpp kon lan laa leen di bane ñoom mais làmb boo ko commenté wul xorom si day des lii la boo commenté wul làmb xorom bu desee ñam soof jeex na tàkk léegi nag nga wax woy père bi kay dafa bañ diw dafa nangam na di la bindal ay yoo xam ne yow da nga naan moo tax internet xaw ma nuñ koy loolandigi seen affaire yi baax na baaxul quoi parce que nit ñi yaruwuñu jànguñu nitewuñu man dina am suma téléphone nga xam ne mon numéro yi identifié ma jël ko di def ay application yoo xam ne bu ëllëgee mën nañoo porter plainte jàpp ma dafa am yoo xam ne rafetul man moo tax man léegi sawaratuma ci commentaire u làmb xam na peut-être bu diñ demee ba changer à l'avenir mën naa ñëwaat di commenter mais actuellement nii non parce que dernier commentaire bi ma def rek lu nekk wax nañ ma suma doom yi di kaas pas nii man leen noo jeex na lan la woon moo tax sawaratuma daal jeune ci affaire bi mais peut-être au fur et à mesure ñuy xalaat di waxtaan waaw. au fur et à mesure ñuy xalaat di waxtaan loolee tamit message la bu am solo bu xamante ne ñi nga xamante ne ñooy nekk ci commentaire yi di commentaire ñu bàyyi xel bu baax kàddu yi nga xamante ne dañu koy yëkkati wala ñu koy wax parce que waxuñu ngir fal waxuñu ngir bañ waxuñu ngir puus waaye wax ngir ngeen comprendre wax ngir ngeen gën a xam seen mbër mooy kan ak nan la war a bëre ki nga xamante ni moo di adversaire am yaakaar naa ne kàddu yooyu rek nga ciy dëgmal kàddu yooyu rek nga bëgg dékkati waaye ñoom it duñ ko comprendre doon yaakaar naa ni message bii nga leen wax ni message bu am solo la bu ñuy bàyyi xel. mais buñ ci bàyyiwul xel rek dinañ yàq lu bari parce que bu ñun yow ban année nga judd. 93. 1973 foo nekkoon. waaw man fi la ma fekk. 93 73 2093 10 ans foo ne maa ngi woon ci àdduna bi dëkk Fass gi nekk mag kon am na yu ma fi fekkee yoo xam ne yow fekkee woo ko fa la xam-xam bi commencé de am na yu ma la mën a nettali yoo xam ne da nga naan c'est pas possible donc ñun dañu war di jàng ci ku la mag rek jàngal ca moom la mu la mage fan yooyu am na lu mu jànkonteel loo fekkewul mais fii boo waxee ñu féetale ko feneen bon Modou Lo Ama combat la waaw Modou Lo li mu yor moom la ñëpp bëgg Ama li Modou Lo yor la bëgg donc loolu jarul commentaire sax waaw. ci biir bëre bi ak ñaari xale yi ku ci ne taxaw sa kanam bëri comme na nga ko waxee ca départ Modou bi nga ne nañ bàyyi xel xale bi nii mu war a jàkkaaroog tamit Ama Baldé mais ñoom ñaar xam nga leen tamit ci làmb. seen bëre boo waxee léegi ci bëri en tant que li ma xam ci bëri maa ngi influencé benn côté bi te man bu ma la xasee ba wax rek loolu moom yàlla def na dara doo ci li ciy bu dañee it 99% réalité lay doon moo tax du ma sawar a wax ci bëri ndax dama xam bëri woon xam technique xam ku ci ne li nga mën ak li nga mënul donc foofu dama fa wax dara. ci bëri bi rek laa bëgg nga may ma ci tuuti rek ñu décortiquer ko ñu décortiquer làmb jooju décortiquer tuuti rek ci ñoom ñaar. mais bëri bi moo tax ñu jox leen avance léegi su ma ci waxee mais damay influencer bëri bi xam nga action yi bëri tey boo ma ko laajee il faut ma décortiquer génne ay action bu ko paddee bu ko songee bu ko dóoree bu ko defee nii waaw yooyu nag boo ko waxee day am koo xam ne moo cay avantage yi wala ku ci amul avantage bu ko defee nag fa la mer yi commencé léegi te teel na aussi ñuy wax ndax mbas maa ngi nii te ku moytuwul mu mbas la yàlla nañ ci yàlla musal nañ bàyyi ba yooyu yëpp jeex ngeen dellu si waat fekk combat bi xaw a jege ñu mën ci waxtaan mais léegi boo ci waxee doo génn boo jaaree Pikine ñu dóor yat nga jaar Parcelles ñu sotti la ndox mu tàng ay père baa ngi nii fekk yow da ngay wax rek en tant que connaisseur
jiitu leen ci làmb def loo xam ne sax ñoom bëri mën nañu ko def waaw koy far benn yoon léegi nag dootoo yablu sa bopp ci tëb rek di wax ay wax yoo xam ne aussi sa njaboot di ci ànd quoi vraiment day metti waaw Sénégalais yi ñoom war a am compréhension xam ne ñun léegi ñu dem nañu liñ fi fekk nañ leen ko wax dangeen koy xam ay jamonoy Lamine Koura Gueye ba léegi ngeen toog ñun ñu yàlla may ñu fekkee ko bu ñu leen di nettali dara sax tey bu ma la waxee nawet yu jëkkee ak léegi da nga naan père du possible fii nga toog nii dex la woon kër gi fii yëpp Fass yëpp dex la tu vois fekke woo ko bi dëkk bi yemee rek fii ci ko pomu sëñ Abdou nga xam ne saam mooy toolu buur gayndeeg yëpp ne boo fekkee woo ko ay jamonoy doli ñamu mbaam yooyu fekke woo ko ak fàjjoo mbalit ak maam fa ndaw lagat ak ali galgal ak yooyu dof yi ndakaar yu jëkkee nga xam ne ñëpp ay wàllu yu lañ donc yéen fekkewu leen dara da ngeen di déglu pour jàng àdduna boo fi bëggee yàgg na nga yaru mooy numéro 1 boo yaroo gis nga ma wax la benn affaire président Macky Sall yàlla na ko fi yàlla baal nel amin amin kay dinaa la amin ah amin Sall ngaari lam tooru buur géde amin xam nga lu tax yàlla ko yaral boppam kilifa nag balaa doon kilifa day am yar man loolu rek la ma neexe yar bi ak nit da ngay yaru boo yaruwul loo yor moomoo ko déggoo Youssou Ndour xanaa li mu la wax nit ku réew lu mu yor moomoo ko ñu ne ko lu tax mu ne saa yu lu mu yor dina ko bàyyi ku yaru for ko jariñoo ko Sénégal ëllëg mais bu ñu yàqoo seen lu bari dina yàqu waaw te ñi fi yaru bariwul waaw loolu la encore parents yi nañ bañ a bàyyi xale yi am na âge boo xam ne boo ko amee sa njàng mbëndul nañ la yóbbu nga jàngi métier waaw bu ko defee màgg dafa gaaw balaa nga am 18 ans 19 ans mën a am dara waaw mais jur ay doom bàyyi leen ci kii bi aussi yooyu yëpp ay waxtaan la yu génn làmb sax mais nañ leen ci góorgóorlu rek Sénégal jëm kanam waaw. jërëjëf yaakaar naa ni kontaan nañ ndaxte waxtaan nañ développé nañ te ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel di mbokk internet Sénégal Buzz 221 yaakaar naa ne dinañ jëriñ si waxtaan bi dinañ ci kontaan ndax lépp lu ñu fi wax rek jàpp naa ni njëriñ la lan ngay tàggoo bokk internet Sénégal Buzz 221. li may tàggoo mooy corona bi yàlla nañu tàggu d'abord waaw moo gën a gaaw na corona dem bu demee rek situation yu bari dina soppeeku xam nga yàlla balaa moo defar day yàq et que boo ragalee dee sax dangaa weddi yàlla lu tax foo nekkoon mu soob yàlla mu indi la bu ko neexee mu jël la mais façon jëlin bii nag dafa rax moo tax ñu nit ñi na ngeen teey ànd ak yar ànd ak teggin bañ a bàyyi seen bopp bañ a def maa tey rek moo bon booy def maa tey sax yàlla mën naa la nattu jox la feebar bi yow rek nga feebar ah te ñoom xamuñu ne lu cas yi gën a bari ñuy gën a am problème donc nañu ànd ak li médecin yi wax di ko def waaw bu ko defee yàlla mën nañu musal kon maa ngi tàggu Sénégal yëpp di ñaan jàmm ci àdduna bi parce que feebar bi tant que mi ngi ci àdduna bi jeexagul donc yàlla na ko yàlla jëli ci àdduna bi yëpp ba mu bañ ko gisati li nga xam ne moo des sunu kanam yàlla may ñu wér may ñu sutura
mu may ñu gudd fan te nañ leen bàyyi naan dëkk bi neexul tant que ñu ngi wax neexul du neex ndax neex paaseetul amoo tremblement de terre amoo géej gu yëngu amoo volcan bu tàkk ah amoo daay bu lakk amoo kon dëkk bi neex na waaw yal na yàlla def jàmm ci àdduna bi def ko ci réewu Sénégal yéen tamit yàlla may leen wér ak gudd fan te ngeen respecté seen wax nag mais booy da ngeen di xaar ba añ xanaa. loolu añ bi dañ koy programme beneen nañ bàyyi beneen yoon rek ma ñëw def yendu. non dama leen sóoraalewul sax damay sagu rek ndeysaan ndeysaan. kon sóoraale woon ci añ. non amu leen xel nag. nga si mi si télé bi. boo leen ma sumi bi ngeen fii ñëw boobu sóor nañ ba pare boo leen ma teeloon avertir sax ma xam ne di ngeen mën a añ. naa la booleeg sama benn xarit bu baax boo xamante ni ku bëgg làmb la mu jox la ci tissu yu baax yi Assane Fall borom global textile. waaw mais jëfe ko moo jëkk. waaw. donc dama lay booleeg moom ndax. yaakaar dugg na. bu tasee rek dama lay booleeg moom kooku dinaa la booleeg moom parce que ku bëgg làmb la te ku bëgg ñi nekk ci làmb la te yow da ngaa nekk ci làmb foog ma boole la ak moom rek. waaw dafa nga nuyul ma ko tamit au passage. nu mu tudd. Assane Fall borom global textile. waaw da nga naan Assane ak. mooy soral ndaanaan yu bëri ci làmb jëpp moo leen di sañse te damaa bëgg nag mu soral sama père. waaw mais Assane dégg nga li gars yi wax de. léegi borom Colobane textile. ndeysaan Colobane. global textile. global mooy lu lépp lu daje rek. globalisé global textile. Ipongari dee ngi nii. sa fans nag xale yee la jaay de mais nag yàlla sax moo la taal xam nga global ku xas ba téye ko yàlla na yàlla defal sutura nga globalisé ma nag fexe ma am ci grand boubou yi. dina ko def yàlla na ko yàlla na soob yàlla. borom kooku sëñ Fallou mu taxaw la rek tu sais sëñ Fallou Mbacké jay gars yi dañuy wax ma ne ay waay sëñ bi bu fekke woon jamono bii kon feebar bi dem na bu yàgg yooyu may la ko yàlla mayoon mott mu ne mott amatul léegi maam Abdou Aziz Sy waaw ñooñu sëñ Mbaye sëñ Mansour ñu ngi lay gërëm bu baax si sa coono yëpp gis nañ ko si guddi duñ nelaw moom sëñ Muntaxa am na lu bari lu leen yàlla ruuse ci feebar bi te Sénégalais yu bari xamuñu ko ñu ngi ñaan guddeeg ba ci ñaan yooyu yàlla na ko yàlla nangu dale ko Tiwaawan Tuuba këru diine yëpp sax boo juumee limee sax da ngay jiw waaye fépp waaw laayeen yeeg ñaseen yeeg lépp waaw boo demee Njaasaan kenn nelawul waaw dëgg yàlla ñu ngi koy sentir de ñun ñoo tala nelaw mais yéen talu leen nelaw waaw yal na leen yàlla fay waaw Sénégal xam nga fii billaahi gars yi dañu xamul ay ñaan a ko téye ay ñaan ak mag ñu baax ñi fi nekkoon fii ma fekke leen xale yi daal ñoo ma xaw a jaaxal rek waaw kenn daawul xiif daawul mer xamuñu woon yooyu sax waaw yàlla nañu yàlla dimbali waaye wax ji kontaan nga kontaan naa ndax li ñu fi wax lépp njëriñ la ak jàngat. waaw du loolu laa lay wax ma ne la dañ leen di wax loo leen fekkewul seen xol day sedd danga naan lii amoon na mais léegi boo duggee ci ay affaire kii ñu commencé la def ay yooyu da ngay découragé aj bi day gën na ne booy nag jërëjëf papa kontaan nañ yal na yàlla def jàmm di kontaan bu baax a baax ci dalal bi nga xamante ne dalaloon nañ ko bég nañ nag kontaan nañ nag yal na yàlla yokk gudd fan bi may wér gi ci barke Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam foofu la wax jeexee.